mbokk yi ñuy teewlu si Seneweb TV seneweb.com ak Seneweb rajo am nañ mbégte lool janoowaat ak yéen seen jotaay tolluwaay moom moo ñëwaat tey jii si àllarba bi ñuy dalal maître Abdoulaye Tine nekk avocat waaye tamit nekk njiital parti bi di union sociale libérale nga xam ne nii moom moo ko jiite mu sajj ko si at yi nga xam te ni moom leen génn maître am nañ mbégte lool dalal la si plateau tolluwaay. waaw jërëjëf monsieur Diallo maa ngi lay jaajëfal ci dalal bi. di nuyu aussi sa internautes yi nga xam ne ñoo ñu nar a suivre ci simili yi di ñëw. waaw maître avocat bi laay interpellé même bu nekk aussi politique bi daf si wax bu baax a baax mais mbirum Babacar Seye wala Babacar Seye nekkoon koo xam ne nii day xeexal diaspora bi lu bëree bëri jiital Horizon Sans Frontières ñu teg ko loxo démb sax ñu mettre ko sous mandat de dépôt fu mu toll ni kon mi ngi kaso ban regard ngay porter si loolu. waaw man lu ma mën a def moom mooy ñaawlu doxalin bi parce que wax nga ko sànq Babacar Seye du n'importe qui parce que dafa nekk à la tête d'une organisation bi nga xam ne day saytu di sàmm yelleef ak àqu immigré yi et que kooku dafa am statut bu ñu ko jox déjà benn ñaar moom mooy lu ñu koy tuumaal moom mooy maanaam tas ay xibaar yi nga xam ne dëgguwul c'est-à-dire diffusion de fausses nouvelles loolu ñun en tant que défenseur des droits de l'homme ak organisation yi nga xam ni ngay organisation politique yi mënuñu lu dul jàpp ni nu ñu ko tegee loxo loolu du dara lu dul jéem a xoqatal lu koy firnaal moom mooy lu mu wax moom mooy dafa bëgg ñu leeral ñu saytu koppar yi nga xam ne Union européenne dugal na ko fii pour ñu jéem a faggu mbirum mbëkk mi maanaam xale yi jël gaal yi di dem loolu bu jëlee déclaration boobu mu def ko mën na jàpp ni du guléet mën naa jàpp ni déjà boo xoolee ci député européens yi débat bi nga xam ne dañ koy faral di am mooy lu ñuy wax la question de l'efficacité de l'aide publique au développement maanaam mënuñu nangu citoyens européens yi ñuy dagg seen l'impôt di ci yónnee pour jàppale askan yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique bi pour ñu jéem a régler yenn problème bi genre koppar yooyu des fois da nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo woon duñ ci jot moom loolu la wax lu mu wax mooy lu député européen yi di wax mooy fond de campagne même parti extrême droite yi ñi nga xam ne dañuy ne ñoom mënuñu nangu ñuy jël xaalis di ko jox ay dirigeants africains yooyu nga xam ne dañuy ñëw di jënd ay château sur la Côte d'Azur ak ci yeneen i bërëb yi nga xam ne dafa bakkane ñi nga xam ne ñoom duñ fa sax teg seen i tànk donc lu mu wax moom mooy en tant que kenn ki nga xam ne dafa am mandat parce que mandat la yor parce que dafa nekk organisation bi nga xam ne yoon daf ko ci cëral pour mu wax ci dafa ne xaalis yooyu foog ñu saytu ko ba muy wax état la waxal bu waxee état waxul ak ma Samba waxul ak ma Demba et puis waxul ak benn état. c'est-à-dire bu mu visé ni koy reproché moom mooy ni mu waxee dafa mel ni kuy accusé ne que koppar yooyu noonu Union européenne di def ngir xeex mbëkk mi dem ko def si leen lu dul loolu. kon loolu lañ koy accusé moom ba sax ñu laaj ko ay firnde si li muy wax mu mel ni wanewul ay firnde loolu moo tax ñu mujjee ko mettre sous mandat de dépôt. waaw foofu nag la ñuy juumee parce que lu mu wax déjà comme li ma la wax dépassé wul liberté d'expression. ci ay banques européens ak yeneen mu nekk double bi nga xam ne moom la ñu joxe comme aide publique au développement mu ne curieusement les pays africains loolu moo nekkoon conclusion. donc loolu daf ñuy interpeller day samp benn laaj léegi benn gouvernement bi nga xam ne dafa ñëw teg benn dogme ne reddition des comptes maanaam képp ki nga xam ne dañ la jox kopparu askan bi wala leneen war nga rendre ay comptes bu ñu ko laajee loolu war ta jafe ci moom parce que mbirum fi ngay wax dañ ko wax mu laaj ay preuves mais on est en matière pénale boo may jiiñ indi ay tuuma du man may indi ay preuves yow bi nga xam ne yaa may tuumal ni li nga wax du dëgg yaa ma war a indil firnde yi donc Babacar warul joxe daal. mais fii dañoo jàpp ne moom moo tuumal état du Sénégal. waaw moo tax ñu laaj ko ay firnde. non déggoo li ma wax non on peut exercer liberté d'expression
ak liberté critique am c'est-à-dire d'émettre benn opinion critique te et puis dafa wax ne am na fu mu ko teg léegi ñu ne ko niptee ak yelleefu doomu aadama lu mu prévoir surtout quand même kenn ki nga xam ne dafa am statut wu défenseur des droits de l'homme nit ku nekk loo ko mën a tuumaal yow yaa war a indi c'est-à-dire procureur moo war a indi tuuma yi indi teg firnde yi wane ne lii du dëgg wante moom warta ñëw ne day disculpé wu boppam parce que dañu ne diffusion de fausses nouvelles la. diffusion de fausses nouvelles. mooy li ñu wax c'est-à-dire. ak tamit lan la si yoon wax bu nekkee. non mooy li ma la wax rek c'est-à-dire dañu la ne da nga tas ay xibaar yi nga xam ne du dëgg. moom am na chiffre bu mu avancé ne dañ ko wax ne xaalis boobu dugg na ci ay yeneen bërëb yi nga xam ne du ñoom ñoo ko yelee woon wala ci ay poches nit yi nga xam ne yelloowuñu ko woon léegi bu ñu la jàppee ne li nga wax du dëgg du man mi ngay jàpp maa war a ñëw indi ay firnde ñoom ñoo war a wax parce que sinon yow suba n'importe quelle opinion politique boo émettre dañ lay wax ay firnde alors que yow mënoo dugg ci procédure état yi donc loolu c'est évident. diffusion de fausses nouvelles kun si topp ñaare yenn saa yi mën na nekk affaire boo xam te ne day compliqué si wàllum daan ak yeneen yoo xam te mën na la. waaw xam nga loolu infraction dafa nekk ay délits yi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbirum àq ak yelleefu doomu aadama yàgg nañu wax ni genre infraction yooyu suñu démocratie fu mu yegg si dañ ko war a dindi parce que loo mën a tuumaal nit mënuñu ci def leneen li nga xam ne mooy peut-être topp la sur le plan civil comme yéen journalistes yi ngeen koy defee bu amee ay tergiversation wala ay procès en diffamation mais mënuñu ñëw dans une démocratie bi nga xam ne pouvoir dafa war di jëf ñu koy saytu di ko demander ay compte mënuñu ñëw saa yoo waxee dara ñu ne la kaay li nga wax du dëgg caabi féete la li ma ci gis man li ma ci jàngat ci mbirum Boubacar Seye bi moom mooy xoqatal la maanaam dugguleet kaay nit ñëw wax ay affaire ñu jël tout de suite benn accusation bi nga xam ne dañuy ñëw automatiquement ñu teg mandat de dépôt pour noppi loola laata juge di statut wala libéré la yow def nga benn wenn ñaar wala ñett loolu day mel ni benn peine déguisée la c'est-à-dire détention préventive bi dañ koy utiliser pour sanctionner la ci li nga wax wala pour xoqatal la loolu moo tax tam que parti politique yi ñu yor ak société civile yi am na delloo benn déclaration bu war a génn ci waxtu yi di ñëw parce que taxaw nañ tem def benn say nar a jàmbaarloog état du Sénégal par rapport ak kaawu Boubacar. mais foofu laa doon ñëw gis naa ne mobilisation bi si ni nga koy observé dafay mel dafay des si way politique yi Ousmane Sonko dégg naa mu wax si Abdoul Mbaye dégg naa mu wax si mais bëriwuñu si wax si nga xamante ni ñoom ñooy jàmbur yi wala société civile aussi mel na ni mobilisation bi mu laajoon xaw naa des tuuti wala yow boo ko gisee ñi gis lool. non société civile bi mu ngi liggéey fësala guñ ko mais ci waxtu yi di ñëw ci bés yi di ñëw di ngeen gis ne état du Sénégal taxaw ci ak société civile bi plutôt taxaw na pour résister état du Sénégal par rapport ak procédure intimidation bi nga xam ne moom la jël def ko parce que encore une fois li ma la wax tey bu sénégalais yépp ñu ngi ubbi seen gët di xool moom nee nañ ko ay koppar jóge na bitim réew bàyyeeku ñëw fii mbir mi nekkul jàpp kenn ne da nga koy denc ne ko génneel firna déedéet ñoom ñoo war a ñëw édifier ñu bu dee ñoom ci lu ñu nekk jàpp nañ ñu ngi ci dëgg suba nañu génne preuve yi ñu jox ko journaliste yi jox leen ko yéen ne leen ci lu mu wax du dëgg wala ñu ñëw jox ko benn accès wala ñeneen ñu mën a documenter loolu tey maa ngi la koy wax du mos a am parce que ñemewuñ ko. état bi kon du mës a démentir formellement si ay këyit ak firnde. non li ma la wax bu dee dañu nekk ci benn démocratie bu transparente ñu jël ay tuuma teg ko ñoom jàpp nañ ni loolu amul luñ leen di laaj ñun en tant que woy politique en tant que société civile mooy nañu indil preuve contraire bi encore une fois ce n'est pas Boubacar justifié ñoom la war a. te yow preuve contraire boobu yaakaaroo ko si nguuru Sénégal. non parce que mbir mi
du benn régime du ñaari régime du ñetti régime lu mu wax dafa làmb fu bëri mbirum immigré yi c'est pas la première fois du gulet Abdou Diouf déggoon nañ fi ay programme héréditaire pour être au retour aider yenn immigré yi ñu lancé wu temps Wade ñu dégg ci moom ñu dégg ci encore une fois lu mu wax sosolul ma Demba sosolul ma Samba état la wax état ñi nekk ci bopp bi du ñoom kese état continuité la état ñun ñëpp la. Il y a aussi son état de santé son avocat digg naa ma koy wax di si alerté ndax loolu tamit war na mën a peser sur la balance ngir ñu mën a xam ban traitement la ñuy am par rapport ak moom. waaw comme lu ma la waxee c'est-à-dire mbir bi foo ko après weesu na fa li ma la wax jaay doole la ak jéem a xoqatal wala naawal xam nañ ni dafa am ay problème mu wër gu yaram peut-être juge yi ñoom ñoo jël responsabilité donc lu ci mënti am. seen responsabilité lay doon parce que yoon lu mu wax moom mooy nit boo ko naree denc kaso foog médecin examiner ko ñu xool est-ce que ndax état may na ko mu méngoo ñu denc ko ci bërëb bu mel ni prison bu dee dafa am ay problème waruñu ko yóbbu foofu wala bu ñu ko fay yóbbu foog jumtuwaay yi ak conditions yi am bu dee ñoom jël nañu responsabilité ñu ngi continuer di njort que ñoom war nañ ko mais li may wax coow li moom mooy ñëpp xam nañ ne Boubacar sénégalais la fii la dëkk nekk woon di jéem a génn dëkk bi bitim réew la nekkoon di ñëw ku nekkoon bitim réew di ñëw jarul nga koy jëlee aéroport parce que am na ay garantie de représentation parce que dafa doon ñëw pour wuyu si leen benn donc moo lay woon ni comme li ma la wax ils enfoncent des portes ouvertes maanaam dañuy def benn bruit bi nga xam ne jaru ko woon mais loolu du Boubacar kese mbir mi comme ni ñuy wax tombé waral ay gaaf mais ci dossier wu Boubacar bi dañuy jéem a ardu jéem a dox ci xelu ñeneen ñi ba kenn dootul ñeme wax donc solo si sax jàpp naa ne du Boubacar ñeneen ñi nga xam ne ñoo nar a wax wala. kon plan bi mooy ñu noppiloo ñi ñu tuddee askan bi comme ni nga ko gisee mbirum firnde yi nga ma doon wax. ça s'est posé lu tax CREI bi ñëpp ŋàññ ko ba président jàpp ni sax d'accord na pour ñu soppi ko mooy dañ doon ñëw jàpp la nee la dañu nga luubal yow yaa war a indi firna que luubaloo mu ngi mel ni suba ñu ji ñoon lañ ne yow yaa mën ko defee mën naa la wax ne bii wute na parce que non dama lay wax c'est-à-dire du point de vue de la preuve nu preuve bi di établir mais si danoo jàpp ne que dafa am ko accusé waaw ñoom danoo jàpp ba tey ne que Boubacar Seye moom moo accusé waaw ñu boo ko ne ko yow kat comme yaa tuumaal nit yaa tuumaal état léegi indil firnde si li ngay wax mais génne na ay documents mais génne na am na lu mu génne na ay documents génne na ay firnde am na lu mu teg ci table bi lu tax ñu pousse ko dañ ko ne rek ne lii mënuñu am benn preuve que ci ñoom la jóge ñoom dañ cee ñaaw njort comme dañ cee ñaaw njort loolu moo waroon tax am na lu mu wone loolu moo waroon tax nag ñu maanu lii comme li ma la wax mënoon nañ jël auditionné Boubacar mu déglu ko bàyyi ko mu dem ñu jox yoon def l'enquête am suba ñu taxaw tribunal ñu jugé ko ku nekk wax ñu dem mais lan moo ci jar ñu jàpp ko yóbbu ko kaso kenn ki nga xam ne humanitaire la maanaam day saytu ak yelleefu doomu aadama jàpp leen ko inversement bu doon tey Boubacar dafa dem France wala Espagne ñu jàpp ko ban indignation ak lan la ñuy am kenn ki nga xam ne dafa jiite ONG di wax tey Boubacar lu mu wax nii tey tuma yi mu wax maître danoo ne image du Sénégal moom moo nekk en jeu keroog maa ngi fii dalal le secrétaire d'État chargé des Sénégal de l'extérieur Moïse Sarr moom noonu la ko waxee dafa mel ni image du Sénégal ca biti réew crédibilité wu Sénégal moom moo nekk en jeu moo tax ñu woo ko pour mu leeral waaw bu secrétaire d'État waxee loolu bett na ma parce que dafa bokk ci ñun dafa bokk ci diaspora bi ma xam ko gis lu mu doon def jàpp naa ne waru mujjee fii parce que secrétaire d'État au Sénégalais de l'étranger Boubacar Sénégalais de l'étranger la donc premier devoir am mooy veiller à leurs droits
mooy benn. ñaar problème mu image bu ñuy wax mais mbirum pétrole bi moo gën a garaaw am na ñu yëkkati tuuma yu ëpp yooyu fuuf ba sànq ci suba kenn woowu leen parce que ñoom xam nañ ne amuñu intérêt pour mbir mi jëm kanam mbir mi nag comme ñoom jàpp nañ ne xoxotal la ak jaay doole rapport de force ci bés yi di ñëw di ngeen gis bitim réew que combat bi dinañ ko gën a baral dana yegg fu mu war a yegg parce que mbir mi du Boubacar ak Sèye non du Boubacar ak Sèye xam nga Union européenne démocratie la dañuy liggéey ak ay parlementaires. kon di ngeen ko yóbbu aussi Union européenne. dañuy liggéey ak ay parlementaires européens. dafa am ay conditions yi nga xam ne maanaam parlement européen pour mu wala Union européenne mu jëflanteeg benn réew. daa am ay conditions yi nga xam ne moom la ñu teg bu ci ponk bu ci jëkk mooy respect des droits de l'homme. kon di ngeen saisir l'Union européenne yéen. danañ def lu ko raw bu soobee yàlla parce que mbir mi moom duñ ci dellu ginnaaw.